tey ñu choisir waxtaanee horticulture li tax horticulture parce que horticulture ren dafa def lu rëy def performance boo xamante ne neex na Sénégal bi yëpp parce que ku nekk gis nga sa bopp parce que fu mu toll ni ren horticulture mi ngi am lu tey ni 1,6 million de tonnes de fruits et de légumes mu nekk loo xam ne dëkk bi da koy soxla parce que dëkk bi su fekkee dafa am na autosuffisance en fruits et en légumes rek dafay baax si wér-gu-yaram te wér-gu-yaram ñëpp ko soxla mais nag dëgg la horticulture bi dox na mais dafa am ay laaj-laaj yoo xamante ne soxla nañ koo laaj parce que ñun lépp li jëm si wàllu environnement rek daf ñuy intéressé moo tax su boobaa dañuy bëgg a xam ndax lu ñuy lekk ndax bio la wala lan la ndax lu ñuy lekk ndax suuf siñ koy béyee ndax après suñu sët sataat yi den si mun a béyaat ndax fuñ koy béyee muy maanaam yenn ñaay yi nga xamante ne am nañ quelques problèmes ndax trouvé nañu ay solution ak leneen donc pour loolu am si ay éclaircissement moo tax tey ñu ñëw suñu gan nekk le docteur Macoumba Diouf docteur ñu ngi lay dalal ak jàmm moom nag mooy directeur horticulture docteur balaa yi dara sax ñu lay féliciter déjà si performance bi ngeen jotoon def si année bi. merci beaucoup jërëjëf soxna Kadia maa ngi lay delloo nuyoo di la gërëm di la sant ci sa invitation. depuis quelques années lu ñu gis mooy dafa doon am ay périodes yi nga xamante ne période nawet su ñëwee rek nit ci dañuy am problème mu. fruits ak légumes comprendre nga mais gis nañu léegi année bi yëpp peut-être que da nga naan njëg bi yokku na yooyu. waaye année bi yëpp wax dëgg yàlla nit ñi ngi lekk fruits ak légumes. soxna Kadia wax nga lu am solo loolu comme soxna nga di duggi di togg nga seetlu ko moo gën ñun ñu waxal ko suñu bopp mu jógee ci ñiy jëfandikoo li ñuy ñorle ci la gën a amee solo kon jógee na ci yow loolu lu wér la li ma ci yool rek mooy mu ngi fii am mënoon na di fi am te fekk mu jóge bitim réew mais da ciy dolli mooy mu ngi am te fii lay ñore loolu lu am solo la donc loolu mooy ñuy permettre ñu yegg ci li président de la République son excellence Macky Sall bëgg lu mu wax souveraineté alimentaire et nutritionnelle ak croissance maanaam suqaliku bu jolli bu suñu koom-koom loolu nag di béy dundee muy benn waaye di béy waxtu wu ne di ñorle waxtu wu ne moo ko mën a indi te loolu nga constaté mooy di am kon vraiment ñu ngi ciy sant suñu borom ba tax na lu ko war a ñoŋal rek lu ko war a aar loolu rek ñun ñoo ngi ci xam naa loolu moo la si kaw lu ko war a aar loolu parce que des fois da ngay gis ne affaire yi dafay bëri ba day mel ni souvent day mel ni lu xaw a sax déggi dayo lu mel ni soble gi des fois daaw gis nañ fi ay zone yoo xamante ne dañu mujjee di gas di suul soble bi parce que nee nañu mun ñu ko woon conserver mun ñu ko jaay loolu nekk ay problématiques yoo xamante ne daf ñuy xaw a jaaxal. waaw loolu damay wax ni li ñu dal ci loolu li dal réew mi ci loolu mooy dañoo nekk victime ci suñu ay performance ci suñu succès lu tax ma waxee ko noonu mooy xam nga boo jógee ci di jëggaani soble juróom-ñetti weer ba juróom-ñeenti weer at mu ne jógee ci di jëggaane pomme de terre at mi yëpp nga jógee ci loolu ñëw ci ñorle lu doy sa soxla ba nga xam ne boo amoon foo ko denc dootoo jëggaani loolu du mën a ñàkk wax waaye nag damay njëkk a wax ne nañu sant d'abord yàlla ci performance yooyu kon la moo tax ma ne dañuy victime de nos succès maanaam suñuy ndam moo wat bati ko doon suñuy jafe-jafe moo sos suñuy jafe-jafe ci wàllu googu mooy rythme maanaam jéego yi ñuy yokkee production bi jéego yooyu bërëbu dencukaay yokkoowu ko loolu nag lu nit mën a comprendre la Kadia xam nga ni ko waral mooy production tey nguur la war mu gunge ñi produire nguur nag du produire nguur du béy nguur du jaay waaye nguur day jàppale ñi yëngu ci xeetu yëngu yooyu nga xam ne dafa soxal réew mi rôle nguur mooy jàppale leen ba ñu gën a mën loola pour que la cay meññee mën a jëriñ waa réew moo tax ni mu jàppee ci mbéy mi naka la président dafa ñëw fekk horticulture kenn jox ko benn solo yow journaliste nga war nga xam loolu xam nga ne avant 2012 secteur horticole kenn joxul koon benn solo kenn du ci doon wax sax seen mbokk journaliste yi léegi dañuy posé question lan mooy horticulture mu fekk situation boobu ne attention xeetu mbéy mi nga xam ne moom lañ mën a béy at bi yëpp xeetu mbéy mi nga xam ne rendement yi moo ëpp fuuf mbéyu nawet pour nga am ci tonne ci benn hectare jafe-jafe la bii mun nga ci am ñaar fukki tonne ak juróom jëm fanweeri tonne ci benn hectare
mbéy mi mooy mbéy mi nga xam ne meññeef yi ñoo gën a seer suuna ak gerte ak dugub. mbéy mi mooy xeetu mbéy mi jeunes yi pare pour def ko ndax mbéy mu set la mbéy mu civilisé la mbéy mu moo xam ne modernisé nañ ko bu yaa laajul yenn coono yi président ne mbéy mi mooy mi jigéen ñi di def la ca ëpp ci meññee ñoom ñoo koy jaay te ñoom ñoo koy transformé mbéy mi président ne moom la ñuy jaay bitim réew xam nga ne mbéyu nawet yi à part gerte duñ ko exporté effectivement mais mbéyu horticulture li ñu exporté ci wàllu mbéy mu jóge ci réew mi dem pratiquement yëpp ci horticulture lay jóge mais seetlu yooyu ma la tuddal président moo ko def mu ne kon damay jël sama plan Sénégal émergent dugal ci mbéy mu nekk bopp ba mu nekk bopp bii xëcc saxaar boppu saxaar bii xëcc wagon yi mu ne waaye man mbéy dinaa dooleel mbéyu nawet ndax cosaan la fi te ñi ci yëngu dafa bari waaye dinaa dooleel nag mbéyu noor mi nga xam ne bu ñu bëggee créer ay xëy ci mbéy bëgg koom-koom bu jógee ci mbéy bëgg soxna yi gën a mën seen bopp bëgg dund gi gën a ñoŋ nit ñi gën a wér mbéy mi nga xam ne buñ ko doolee loolu am muy horticulture dinaa ko dooleel déjà mu jàppale leen jàppale ñu ci jiw li nga wax ni ci engrais ak ci insister pour ñu gën a tàggat loolu am na mais loolu moo indi résultat yooyu affaire bi conservation bi mooy problème Voilà. parce que yow mi yow xam nga yow Foofu affaire de nag lay béy ñëw yow sudul chef de l'état sax yow affaire de béy sa affaire la nekkoon nga fi nekk directeur ISRA tey nga nekk directeur du nekk loo xamante ne domaine boo xam ne jaaxal na la yaa ngi comprendre donc du coup yow pour man non seulement war nga ñëw avec la formation mais aussi avec des méthodes yi nga xamante ne war nga ko wax jeunes yi nga wax comme tu l'as dit ñoom ñëpp daw nañu ruer vers l'agriculture mais il faut ñu am nan nañuy conserver parce que loolu tam dafa baax loolu d'accord naa ci ak yow Kadia dama doon expliquer rek ni situation bi cosaanoo ba yegg si fii tey ba daal di doon njàmbat defe naa comprendre nga ko askan bi comprendre nañ ko léegi nag comme nguur moom yeneen acteurs yi maanaam ñeneen ñi war a yëngu ndax nguur nag du lépp moom la war dafa am lu ko war am lu war citoyen yi am lu war secteur privé naa ne rek am lu war ñeneen mais buñ ko ñeneen ñi deful it xam nga coow li ci nguur lay ñëw loolu la comprendre ba tax bi mu defee loolu ba ñu ñorle lu bari mu ne kon comme secteur privé wax dëgg yàlla nag moo waroon a jiitu ci investir ci bërëbu dencukaay Kadia xamul tax yow Kadia bu la neexee doo xam nu pomme de terre di meññe ndax ci doom bi ci suuf lay jur wala ci kaw bu la neexoon tey nga am ay moyens dem def chambre froide bu mag fële ca Kayar mais di dencel béykat yi ñu lay fay boo demoon Hollande mais loolu moo fa am ñoom benn yoon la ñuy béy pomme de terre benn ak soble ci at mi waaye non seulement ñoom seen pomme de terre yëpp ak soble la fay ñore la ñuy dunde waaye bëri na ku jënd pomme de terre ak soble ci adduna bi waa Hollande ñoo la ko jaay ni ñu ko defee du état ba de secteur privé bi moo dem jël ay moyens am jël banque leb fa ay milliards réaliser ay chambre froide yu mag nga xam ne ay millions de tonnes lañ fay denc. mais yéen est-ce que yéen a ngi encouragé. secteur privé maa ngi ñëw ci loolu. léegi dama doon bëgg a wan ne secteur privé la njëkk na doon cëram Kadia loolu nit ñi dañ ko war a xam. pour mu def ko. mais gis nga le secteur privé sénégalais ñu ngi ñëw ndànk-ndànk na mais ci bâtiment yu nekk ci transport. ci yeneen baax na nag waaye yëngu yooyu li muy jël ci ay doomu aadama. mais bariwul boo jëlee quelques personnes ñu ne fees na. alors que mbéy bi du mës a fees mbéy bi fees na amatuñ fi ñu béy mosoo ko dégg te doo ko mës a dégg donc ma doon fàttale rappel boobu lan la nguur gi def d'abord pour secteur privé boobu mooy xam nga code des investissements moo ndar képp sart ak anam yi nga xam ne moom la nguur gi di jàppale privé yu réew mi ak yu bitim réew yi ñëw pour jël seen i koppar dugal ko investir moo yoo fay leen yenn yi ñu leen daan teg ay taxes di leen exonérer mbir yu bëri surtout matériel agricole bi nga xam ne dañ ko exonérer doo ci fay mais yombal boobu mooy cëru nguur Adja. effectivement loolu def na ko pour encourager secteur privé bi pour mu investir mais gis na ne secteur privé bi
en tout cas ci wàllu infrastructure de stockage ni mu ci waroon a demee wu ni nguur ne kon nag xaaral ma def beneen jéego moo tax defe ngaa suivre nga fan yi marché d'intérêt national bi waaw bi nekk fii Diamniadio nga xam ne président moo ko tabaxlu ay milliards capacité bi mu ngi nekk diggante presque 12 000 tonnes ba 15 000 tonnes am na nu ñu koy organiser sax mën na ko ëpp gis nañu noté nañu nommé nañu suñu frère suñu mbokk mbay bu yàggul woo na béykat yi foofu amoon na journée porte ouverte béykat yu dëri ci ñaay bi yëpp ñëwoon nañu fa mu won leen jumtukaay boobu naka lañ ko mën a utiliser en partenariat avec état. mais est-ce que loolu du loolu moo ñu manqué woon parce que des fois tam nit bëgg a investir. waaw te du xam nga des fois dafay am manque d'information. mais loolu nag occasion la woon ñoom ñu gis jumtukaay bu am solo boobu nguur gi taxawal. ak ku ko bëggoon a taxawal nooy def ak nu mu nar a jëriñee. yemuñu de président de la république dégg nga ko y a 4 ou 5 mois. joxe na 2 milliards. pour ñu réaliser ay magasins de stockage. pour soble muy beneen. jeexul fii may wax ak yow am na programme bu spécial bu boole DER ministère du commerce ak 3 privés yoo nga xam ne DER dafa financer ñooñu pour ñu dem réaliser ay magasins de stockage fii ci Niayes muy ñett pareegul fii may wax ak yow nii am na projet yu nekk suñu ministère projet bu ci mel ni Piezane projet d'intensification éco-soutenable de l'agriculture dans les Niayes te suñu mbokk Tanor Maysa Dieng nekk coordonnateur bi am na projet bu ñuy wax Proval te suñu mbokk Younoussa Mballo nekk coordonnateur bi projet de valorisation des eaux pour les chaînes de valeur agricole mais projet yooyu dañuy réaliser ay chambres froides te bokkul ak li ministère du commerce à travers l'ARM am comme projet war ko réaliser yemu ci ministère de l'agriculture am na programme bu mag fi ma lay wax nii boo xam ne président de la République moo ko santaane ministre bi élaboré ko pour ñu doolee laatee mbéy mi de manière générale ci mécanisation mais li tax ma koy tudd mooy daf ci am pàcc bu am solo boo xam ne horticulture rek ñoo ko moom mooy matériel agricole ay kit d'irrigation ay matériel pour ji pomme de terre soble carotte yooyu nga xam ne presque mécanisation bi demeegul woon noonu waaye dañ caa boole pàcc bu mag bu jëm ci lii nga wax muy ay chambre froide ak ay magasin de stockage nga xam ne buñ ko réaliser at yi ci kanam bu soobee yàlla dootuloo dégg loolu ndax ñu dégg kenn ku suuf très bien ndax fi ma lay wax am na privé yoo nga xam ne du ñu ay sénégalais mais ñoom ñoo ñuy sauvé ci wàllu pomme de terre est-ce que xam nga ni Kaja presque ñeenti weer ba juróom di nga ko stock at mu nekk Sénégal pomme de terre bi ngay xewloo ci ay magasin lay génnee di ñëw ci marché bi xam naa xëy na xam loo ko c'est un privé boo nga xam ne Inde la dëkk mais société bi mu créé fii nag société de droit sénégalais la maanaam daf ko bokk ak ay sénégalais moo ñëw def loolu mais loolu bu doon loolu yëpp dañ ko naroon importer kon xam nga am na rentabilité bu amuloon rentabilité xam nga affaire conservation bi ñuy coow nii maa yow dëgg la mais xam nga surtout yoon ñi nga xamante ne yéen a yor wàllu formation beeg yooyu loolu tam da ciy am solo parce que fii Sénégal benn affaire moo am dañuy jéggi ne affaire bi dox na rek ñëpp dem xuus si loolu gis nga xuus si loolu mooy indi ñu am benn excès est-ce que tamit jotul tamit ñuy wax nit ci ne ñun Sénégal lii ak lii la ñuy dundee lii ak lii la ñuy soxla laaj bu am solo ngi noonu mais bettu ba ci yow ndax expert nga ci domaine bi maa ngi rafetlu loolu loolu yemul ci benn xeetu mbéy li nga wax c'est tellement vrai que gis nga ñun techniciens yi pour ñu conseiller béykat yi ci fànn yooyu sax souvent ay jafe-jafe yu bëri la ñuy am ma jox la ci benn exemple rek pomme de terre bii gis nga 15 octobre bu at mi par exemple bii di ñëw 15 octobre bii di ñëw ba fin mars at ma cay tegu diir boobu yëpp mën nga ji pomme de terre waaw Kaja est-ce que jàppaloo ne kon jarul njëkkante kon béykat yi waroon nañu mën a organiser wu ci déglu conseil service technique yi effectivement ba ñii ji octobre ñii ji novembre ñii ji décembre ñii de janvier
et cetera mu nekk su semi boobaa ku étalé nekk da nga siy gis sa bopp sax. non bu ko defee du ñorandoo effectivement. te bu ñorandoowul doo dégg coow dëgg la. mais loo ci man ñoom ñëpp dañ naan damaa bëgg a am li ñuy wax primeur mooy teel a bokk ci ñi njëkk a am pomme de terre waaw bu ñëpp njëkkee am pomme de terre. ñu dem dajaloo rek primeur amatul. kon day tuuru. donc loolu dama lay jox benn exemple rek pour dëggal li nga wax. te loolu valable na pour yeneen xeetu mbéy. te xam nga la production elle est privée. maanaam damay béy. sañoo wax borom ne doo béy. déedéet. amuñu benn autorité ci ñoom. dañu leen mën a jox conseil. waaye mënuñu ne imposer li ñuy def. kon damay wax ni. formation bi ñun ñu ngi ci. waaye ñu ngi ñaan. béykat yi ñu gën a bàyyee xel ñu gën a déglu service technique yi. parce que li ngeen di xelal pour ñoom la. waaw c'est vrai que koy former tam te déglu la tam amul sens beneen bi mooy par exemple fu mu toll nii yokk nga ko sànq nee nga béy bi parce que tamit man loolu sama xel da si xaw a dal parce que bitim réew moom du ñu jënd loo xamante ne vraiment c'est pas loo xamante ne nekkul qualité nekkul qualité. exactement waaw donc ba nga waxee ne da ngeen di jaay bitim réew rek man sama xel dal na. mais en dehors de ça tamit am na ñi nga xamante ne ñu ngi fi des tam ba tey di def parce que dañuy bëgg agriculture intensive bu gaaw. waaw donc du coup ay pesticides la ñuy utiliser am déet ba léegi. te loolu dafay indi problème parce que problème mooy suuf si mën na dem ba dee et su boobaa héritage bi la ñu dul ñoom la ñu dul bàyyi xel. wax nga dëgg Kaja laaj bu am solo moo tax président de la république yëkkati initiative bu am solo parmi juróomi initiative yi mu yëkkati pour quinquennat bi nga xam ne ci la nekk yaa ngi koy dégg yi ñuy wax PSE vert un plan Sénégal émergent vert. ñi ko càmbarul lool jàpp lañ ne jëmbat garab rek moo ci ne ndax yaa ngi fàttaliku ne agence nationale de la reforestation et de la grande muraille verte moom moo porté programme boobu ci volet jëmbat garab reforestation lu am solo waaye du loolu rek effectivement lii nga wax nag tontu bi mooy ñu développé li ñuy wax mbéy mu sell ñu koy wax agroécologie ñi naan agriculture saine et durable maanaam mbéy moo xam ne du utiliser tooke wala li muy utiliser produit yu am produit chimique lu néew lay doon wala du ko utiliser intrant organique lay utiliser mais loolu nit ñaa ngi koy def fii ñii ñu ngi def bio ñii ñu ngi def production rationnelle production boo xam ne dañuy utiliser de manière rationnelle intrants yi mais loolu lu am solo la loolu Kaja liy njëriñam li tax ñu war ko gën a développé jaar ko ci initiative nationale boobu li tax ñu war ko gën a développé bari na benn bi mooy pour que mbéy moomu ñu mën a sax di ko def wax nga génération future waaw kon bu ñu aarul alam bi maanaam bërëb bi ñuy dee bu ñu ko aarum ndax sotti ko ay tooke ba mu fees empoisonné gàncax gi empoisonné suuf si boo mu dul sax ñu empoisonné waale nit ñi c'est ça ci produits chimiques yi nga xam ne bu dee utiliser ko noo ko war a utiliser am na lu ñuy wax résidu maanaam day des ci biir meññeef mi moo tax am na waxtu woo ko war a pomper ak dose boo ci war a pomper pour que buy ñor tooke boobu génn ci mais boo ko deful def ciy des mu doon lor ci askan wi kon am na lor ci alam bi am na lor ci suuf si ci alam bi la bokk waaw am na lor ci ndox mi ak si nit ñi dina am lor ci nit ñi ak am lor ci même gàncax gi c'est ça kon effectivement mbéyum mu sell ci priorité la actuellement yu ñuy liggéey ci horticulture ndax li ko waral it mooy horticulture moo gën a ëpp li muy utiliser ay intrants même bu dee intrant organique sax quantité yi li mu ci bëgg moo ëpp yenn xen yi li ñu ci bëgg kon horticulture ci lañ gën a faral di fekk ñu utiliser ay doses yu bëri ci ay intrants chimiques ci ay pesticides te horticulture moo fi xeetu meññeef yoo nga xam ne daanaka aajuwul togg wala togg bu yàgg aajuwu ko pour mu bañ a yàqu kon produit frais la ñuy utiliser produit frais kay da ngay fexe ba mu. waaw mais DG xoolal xam nga ñun nag wax dëgg yàlla li ma téléspectateurs yi liñ koy bindal ci chaque fois loolu lañ ma ne ma Kaja da nga war a yokk sa heure parce que sa temps gàtt na trop boo tax yu bëri di nga ko mën a déggaale mais bon de toute façon ñu ngi si liggéey xam naa dinañ ko def léegi fu mu toll nii mënuñu jeexal te waxuñu si ñaay bu Kayar parce que fu mu toll nii dafa am lu fa feeñ gaa richesse la baax na
mais yow dooma weddi ne ñaay yi horticulture bii ngay wax li si bëri foofu lay jógee mais loolu su demee ba nga xamante ne zircon feeñ na fa ba maraîchers yi commencé am ay problème parce que nee nañu hectares yi ñu bëgg a jël kii ko di fa wër zircon bi dafa bokk si yoo xamante ne dafay nekk seen biir tool mais ñooñu ban taxawaay nga leen mën a taxawoo ñooñu. waaw ñooñu daal man li ma ciy wax mooy comme maîtriser wu ma trop dossier bi xaw ma envergure ba maanaam xaw ma ñaata hectare lañ fas yéene jël ndax tout dépend des projets ndax xam nga li ci am projet yoo nga xam ne li muy soxla ci biir suuf la koy jëlee te forcément du utiliser lu yaatu am yoo xam ne suuf su bari lay jël pour nga def ko mais li may war a wax daal mu leer mooy te maa ngi ko teg ci esprit wu li président de la république def te ñu kontaan ci lool at yi passé mos nañ cee wax maa ngi yow muy décret bi nga xam ne moom moo presque classé wala boog déclassé classé sax lay wax moom moo protégé daal zone la Grande Niayes érigé ko en zone urbaine naturelle nga xam ne dañ faa tere yenn xeetu yëngu yi am na fa sax ñu fa amoon ay usines oto war goon ko fa installé mais dañ leen a dañoo dénoncé seen booy maanaam dañoo nangu booy yi leen joxoon yaa ngi koy gis ñu koy rafetlu bu baax a baax a baax président de la République moo jëloon matuwaay bi 2018 la woon 2019 la woon ñun ñëpp ñu kontaan ci mu aar mbéyum dër ci Grande Niayes bi xam nga loolu li mu tekki mooy président bu ko service technique yi fàttalee yenn mbir yi nga xam ne moom la war a ñoŋalee yëngu yooyu moom dina jël les bonnes mesures loolu waxuma ko mesure bi moo ko wax waaw Kayar boobu ngay wax ci ñaay bi la bokk ci ñaay bi la bokk kon man wóor na ma ne fi ma wékku man ci esprit mesure yooyu nga xam ne biñ ci waxee ak président daf koo jël man foofu laa wékku wax ne man bu dee lu yaatu ci suuf lañ fay jël man damay leeral ne ànduma ci xamul tax ànduma ci mooy bu dee entreprise it waxuma di utiliser ay doomu Kayar de waaye bu ci utiliser quelques dizaines wala quelques centaines fa la yem ñu ne fees na dëgg la ñu ne usine bi fees na waaw tool yi nag est-ce que tool yi dina fees tool yi du fees maanaam ay millions waxuma ay milliers ay dizaines de personnes wala ay centaines de personnes ay milliers de personnes ñooy béy ca tool yooya kon man li ma ànd mooy nañu leen bàyyi ñu continuer béy ca tool yooya xale yi bañ a mbëkk production horticulture bi sax di yokku ñu fay jël di exporter maanaam impact économique wala boog richesse boobu niñ koy nar a partagé diggante doomu Sénégal yi moo gën foofu niroowul sax ak richesse bi jógee ci benn usine boo nga xam ne nangami téeméeri doomu Sénégal lay jël di jur ay milliards xëy na dina am yeneen xeet yu ñu mën a jëriñee mais man richesse partagée laa wax maanaam koom-koom boo xam ne dañ koy séddoo ku ne gis sa bopp ni mu mën a amee ci mbéy amee wu ni ci benn ci xeetu yomb moo tax man ci dëgg-dëgg ànduma ci ñu jël ay hectares yu bari jox leen ko ñu exploité ko ñooñu toogi wala ñu jël quelque ci seen doom yi employé leen fa loolu mënut a wuutu njëriñ ñi nga xam ne moom lañ ci amee fi mu nekk nii ak ëllëg seen doom yooyu buñ doonee tool yi njëriñ lañ ci mën a am loolu yaakaar naa waa Kayar suñ ko déggee seen xel dina xaw a dal parce que yow yaay seen directeur ah tout à fait donc yow ñëw la ñuy am pour leen mën a jàppale koo xamante ne mooy seen porteur de voix xam naa foofu la ñuy tàggoo yow waxtaan gi am na solo trop am na ay points yu bëri yoo xamante ne waroon nañ ko mën a wax mais xam naa rek dañ koy dàq ba beneen yoon di lay jaajëfal bu baax vraiment si accueil bi waxtaan bi daa amoon na solo te yaakaar naa ne ku nekk dina si gis boppam jërëjëf soxna Kadia man maa lay gërëm encore une fois ci ñëw bi ak solo boo jox wàllu mbéy rawatina mbéyum dër muy horticulture ak solo boo jox it direction de l'horticulture ak béykatu ñaay ndax gis naa ne chaque fois yaa ngi indi ay thématiques yoo xam ne ca cappaandaw la luy aar seen yëngu la luy yokk seen koom-koom la ci luy yokk réew mi ma bëggoon la féliciter bu baax encore une fois ci loolu woon la ne ñun on sera toujours disponible foo ñu soxlaa dinañu pare pour àndanteeg yow ci waxtaan yu am solo yi nga faral di yëkkati mu doon fàttali ci askan wi doon ndimbal ci ñoom ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant ñu ngi gërëm aussi Walfadjri ci
émission yu am solo yu jëm ci wàllu koom-koom ak wàllu développement yi ñuy def rawatina bii nga xam ne man sama émission la émission wala suñu émission la ñun béykatu dër yi ñuy ñaan yàlla gën leen jàppale ba vraiment ndam yi di gën a jëm kanam. ok mbokku téléspectateurs yi fii la ñuy yem ak yéen di leen jox rendez-vous dans 15 jours ñu ñëwaat ak yéen si beneen thème comme nu ngeen koy defee rek bu leen tàyyi suñu adresse mail mi ngi nii dee leen envoyé à chaque fois thème ay questions ak yeneen yi nga xamante ne bëgg ngeen nga yëpp ko seen émission parce que émission bi seen émission la jaajëf.